rafetlu seen àndin ak la meilleure chaîne di net mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci kóolute beeg safo beeg àndin bi beneen jotaay ak beneen ndaw Khalifa di activiste di xeex pour réew mi di xeex pour la jeunesse waaye également di xeex pour lépp loo xam ne rek hip hop Galsen la Khalifa moom la ñu fas yéene bégg ak le grand Khalifa ñu ngi lay bégge franchement di la gërëm bu baax a baax ci sa disponibilité ak sa teewal. yasaay auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke Bacha Maam Ressa Diop bëgg Baye. Alors maa ngi nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di la nuyu yéen waa Senbuzz di la nuyu yow kilifa gi di la siyaar. Merci beaucoup. Alors bismillah. Alors Khalifa activiste nga di rappeur également dañuy commencer rek suñuy question ci li nga xamee ni mooy domaine bi nga nekk muy mouvement rap gis nga sortie yi nga xamee ni récemment Dof Ndeye mu ngi koy def dans les réseaux sociaux ban jàngat nga am ci Dof Ndeye ak tolluwaayam jamono ji ak message yi nga xamee ni wala kaddu yi nga xamee ni mu ngi koy faral di yëkkati jamono ji ci askan bi. ok alors Dof Ndeye ak 10 000 problèmes nekk nañ ay ñaari sénégalais yoo xamante ni nee nañ ay artistes rappeurs nañ. bépp sénégalais gis nañ Dof Ndeye ak 10 000 problèmes ñuy def seeni sorties alors vraiment comme bépp sénégalais ñu nakarlu ko mu naqadiñu parce que déjà man la sum waay ñu ngi def seen sortie yor seeni joint yor seeni yamba xam nga di tox boon mandi tàq li ko wax seen sago di wax lu leen neex xam nga loolu tey si tey ñi nga xamante ni ay ndaw nañ xam nga di xool si ñooñu foog ni lii mooy dëgg lii mooy yoon xam nga loolu noonu man la sumuwaay loolu gàcce la si image yu Sénégal gàcce la si image yu hip hop gàcce la si image yu rap sénégalais xam lu ma la te tey si tey man personnellement en tant que làmmiñu askan wi wax naa ak ñoom naqarlu naa ko te dénoncé naa ko te moo ko defee ay sénégalais yu bëri réagir nañ def nañ ma signe na ma vraiment kontaan nañ si sa réaction vraiment ñii li ñu def du yoon te sonal nañ nit yi xam nga di nakarlu vraiment ñi nga xamante ni ñooñu man xaw ma dañoo dof xaw ma la moo leen dal mais ni ñuy def si askanu Sénégal xam nga ak li ñuy def si game bi vraiment ni mu naqaree sénégalais yi waaye moom moo leen nit yi te comme ni ma ko waxee woon rek si sama sortie bee passé sama waxu démb mooy sama waxu tey mooy sama waxu suba waaw parce que ñii nee la seen place du sax kaso bi si hôpital yi da nga leen war a yóbbu ay hôpital Fann wala ay dalal xel yaa ngi dégg ñu defar seen bopp yi parce que tox nañ yàmbaa ba dof xam nga ku si mel ni gaan man la sumuwaay Dof Ndeye foog ni affaire yi ay affaire de banditisme la bàyyi non Sénégal fii amul bandi boo bëggee dund ay affaire de mafia wala ay yooyu da ngay dem Colombie wala nga dem Mexique di nga fa gis gars yi la gën a pare fii Sénégal la ñun ay sénégalais nañ fi nañ juddoo fi nañ màggee fi nañ yaroo ma mi di wax ak yow xoolal c'est du Jal Diop laa Jal Diop mooy sama maam direct Youssou Diop moo jur sama yaay est-ce que ay dégg ñun suñu taan fii nii saa xoola kenn mënuñu fi xañ dara kenn mënuñu fi xañ jàmm te amuñu sens interdit fenn démb dama toog ba guddi benn waay woo ma ne ma man la Matar Dof xaw ma laax lan man nga waaw mu ne ma seetaan naa xaw ma sa réaction bi si Dof Ndeye affaire yo man nga waaw léegi mu ne ma xaw ma ay si gangu Dof Ndeye laa bokku léegi wax ñu fan nga nekk ñu ñëw fekk si la est-ce que ay dégg ma ne ko maa ngi yoof ñool yoof menacé la quoi noonu la demee quoi naan daf may menacé naan ay xaw ma suñ ñëwee sa yaram du ko fekk ma ne ko Baye Fall baal wax ji nga ñëw yow la ma tax dof boo ñëwee di nga fekk gars yi la gën a dof est-ce que ay dégg benn instant parce que daf may woo ñu wax tuuti mu coupé wootewaat est-ce que ay dégg benn instant woo na ma ne ko yow Baye Fall mu naan xaw ma non da ñu tooñ affaire yee ma ne ko Baye Fall man xaw ma la ba lay tooñ te lijjantiwuma la est-ce que ay dégg du man ak yow man ak Dof Ndeye la te Sénégalais yëpp xam nañ ñun demee ñun suñu waxee si Dof Ndeye parce que homme public la. yaa ngi dégg bi mu tuddee Dof Ndeye tuddee boppam Dof Ndeye ne moom mooy doomu dof ji est-ce que yaa ngi dégg xaawi sutura yaayam. yaa ngi dégg sa yaay dof yóbbu woo ko ñu faj ko suturaal ko nga xaawi suturaam nga ne yow yaay doomu dof yi sa yaay dof la. génnee nga ne nga may la sumuwaay di lim band yëpp di lim gaa yëpp yi nga xam fa nga ñëkkee tooñ sa bopp est-ce que yaa ngi dégg alors bu ñu gisee ñun en tant que porteur de voix gis Dof Ndeye mu yàq askanu Sénégal di yàq jeunesse su Sénégal dañuy génn saa yi wax ak moom. est-ce que yaa ngi dégg noonu la demee yow boo gisee loo xamante ni xam nga day yàq image yu Sénégal day yàq sa jeunesse ñun baay am nañ ay jërbaat am nañ ay rekk baay feneen ak feneen bëgguñu ñuy dugg si ay tuxum yamba wala ay banditisme te ñooñ boo leen seetaanee jeunes yi bi nga leen seetaanee xool dañuy foog ni lii dëgg la dañuy roy si ñoom te li ñuy def noonu saa xool jëmul kër est-ce que yaa ngi dégg noonu la demee bu ñu gisee loolu noonu muy yàq askanu Sénégal dañuy taxaw publiquement dénoncer ko est-ce que yaa ngi dégg bu fekkee loolu mooy tooñ xoola Baye Fall xoola ñun ñoo la tooñ parce que ñun xoola dëgg bu ñu joxelee tooñ ñu tooñ nag xoola si dëgg rek na ñuy dox
est-ce ay dëgg noonu la demee te dëgg moo neex yàlla moo ñëkk te moo mujj Baay Faal boobu nag woo ma naan ma ay xaw ma ñu tooñ ma ne ko saay du man ak yow man ak Dof Ndeye la ma ne ko yow ndeyu mi ligi si boppam wootewul wax yow nga naan yaay woote di menacé mu naan dof ndeyu mi ligaa ngi nii sama wet boo bëggee ma paas loxo ma ne ko moom si moom nga may paas mu wax est-ce que ay dégg alors nee na ñu ngi ñëw man wax naa leen fi ñuy tase pour ñu ñëw alors vraiment woo nañ ma benn instant nee ma ñëw nañ agsi nañ ma génn gisuma leen est-ce que ay dégg benn instant ma xalaat xam ne ñii en tant que responsable en tant que kilifa bu mel ni man ñii xama sax du maax ñoom quoi jërë sax may nekk di wootanteex ñoom est-ce que yaa ngi dégg noonu demee ma bàyyi mu sedd ba nii ma wax ak yow na xoola waatuñ ma mais dama bëgg sénégalais yi yeewu ñii saa yi duñ ay référence te duñ ay modèle baaxuñu si askan bi di jaay affaire de violence ay banditisme xama ay affaire de yii dañuy jël ay jaasi arme yii di baaxuñu si askan bi dañuy tàqali ko seen sago ils ne sont pas des jeunes sains xam lu ma la wax amuñu xam-xam bu sell loolu ay affaire de banditisme dañuy jaay affaire de violence yi saa waay. Khalifa est-ce que du xaw a yàq seen doxalin parce que ku ne mouvement rap wax li nga xamee ni mooy xeexal askan wi par exemple. activiste la Xarim Xurum Xaax ñu respecté ko trop. donc bu ñu demee ba ku mel ni problème les gens di voilà toll nañ foo xamante ni saa waay xoola xëy na bu ñuy xeex dañuy xeexal Sénégal mu jëm kanam te du sax nekk ay dóorante wala ay violence yi non xeex si xel bu sell la si ay dégg voilà ñun saa waay xoola regaluñu ñun xamuñu sax luy regal yaa ngi dégg ay soldaaru Mawlana Cheikh Ibrahim Bañas nañ deewuñu te xooloo dunduñu tamit est-ce que yaa ngi dégg dee ak naan ndox moom nañ yemale dee bu ñëwoon léegi ñu sant malaakal mooti sant yàlla julli si yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Bañas malaakal mooti def liggéeyam ñu denc ñu mën na bàyyi est-ce que yaa ngi dégg voilà ñun saa yi suñuy principe ak suñuy valeur suñu combat ñu nekk duñ mës a bàyyi mu sedd yaa ngi dégg dañuy xeex pour intérêt Sénégal te dof yooyu noonu li ñuy bëgg li raam si ñax bi la jëm li ñuy bëgg def di génn di saaga autorités yi di saaga sénégalais yi di problème man la sum waay kooku bi nga ko waree freiné yàgg na koo xam ni day génn di dagal ay ndey lu ko neex mu wax mais Sénégal tamit ba on est dans quel pays Dof Ndeye fii la génn naan xaw ma ay Moustapha Cissé Lo da ko jox arme dañ doon campagne di génn nee na xaw ma nan fay jox na ko 10 millions jox na ko oto ñoom si xaalisu politiciens yi ñuy dundee kon tey si tey bu ñu taxawee naan dañuy saaga politiciens yi ñun sénégalais ñun nañ yàpp du dëgg di mubboo askan bi gaan est-ce que lu ma la campagne yi passé présidentielle yi même pas 1 an nañu xool ñu xool leen ñoom dañoo engagé saa waay xaalisu pouvoir bi na Macky Sall nañuy fal 2e mandat kon tey see ñoom waruñu wax dëkk bi lu fi mënti am ñun ñoo war a wax ñun ñi nga xam ne élection présidentielle bi si kaso bi lañu fekk dañoo teel a dugal si kaso bi parce que xoola dañoo teel a commencé xeex xoola pour Macky Sall jóge fii yaa ngi dégg ñuy xeex génnee Sall Macky dégage lu ne ñu génnee ko saawaay di xeexal askanu Sénégal kon tey see ñun ñoo waroon taxaw wax mais du ñoom ñoo xam ne dañoo engagé xaalisu xoola pouvoir bi est-ce que askan wala wax ni noonu la demee nag xaalis ngeen jaay seen ngor ñu duñu sax ay nit est-ce que yaa ngi dégg alors vraiment loolu woon di nax lancer message di alerter di lancer message xoola kilifa réew mi yëpp di lancer message procureur de la République di lancer message ministre de la justice yaa ngi dégg voilà ñun saa ay sénégalais nañ fi nañ juddoo fi nañ màggee fi nañ yaroo Dakar amuñu sens interdit fenn grand su ma fa amul lu ma fay def léegi dama fay dem billaay wallaay wa talaay di lancer nax message d'alerte boo xamante ni saa waay xoola ñun duñu yee fit na quoi voilà te duñ tooñ yaa ngi dégg voilà mais saa waay xoola ku ñu taseel saa waay nga ñuy jéem a jaay ay banditisme wala dara saa waay xoola ñu jaale suñu bakkan maa ngi nii gis nga dara daluma je suis en très bonne santé jotewuma ak kenn est-ce que yaa ngi dégg tey si tey nag xaw ma yéen ne ngeen ay ok yéen ay gangu Dof Ndeye xaw ma gangu caapa taat doo leen dara ay tàppet ngeen comme ni ma ko doon waxee rek boo leen ñemewoon saa affaire bi doo ay affaire de gang wala ay affaire de génnee ay jaasi ay paaxa non boo leen ñemee saa xool ngeen ñëw xool ñu benn ko du mën a sax yéen lijjantiwuma leen affaire maa Dof Ndeye la te yàlla xam na ni Dof Ndeye saa xool bu ñu géewaloon yow Dof Ndeye fu ñu géewal maa yow ma def la jigéen 10 000 problème noonu seen gang boobu noonu ngeen di wax ngeen ne ngeen ay gang ngeen quoi ok ay bandi ngeen benn par benn man la sum waay ku si nekk saa waay xoola ma def la jigéen mais da ngeen di ñëw di jéem a jaay xoola ay affaire de non ay gang bi fii ay di actionné tous doo leen dara ay tàppet ngeen noonu la demee bu fekkee da nga leen tooñ wala dara dëkk bi am na yoon mais bu dee da ngeen di fajal seen bopp saa xoola boo leen fi ñëwee mooy message bu may alerté nag xoola kilifa yëpp ñun saa waay xoola ku ñu attaqué incha allah si kàttanu yàlla saa waay xoola nañ fayu quoi
yaa ngi dégg noonu la demee waaw. On n'incite pas à la violence dafa ñu incitation à la violence au contraire parce que xam nga tey si tey nga toog magum jëm kilifa wu mel ni man booy du maax ñoom sax man sama papa kilifa la si mu réew sama baay li mu liggéey seen baay liggéeyuñ ko sama yaay kilifa la sama maam kilifa la ñi may àndal ñi may fréquenté ñëpp ay kilifa nañ du man ak yéen booy su ma rek sam lu ma la wax nii ñun bu ñu waxee Sénégal moo tax mais lijjantiwuñ leen sax te amuñu lu ñuy régal saa amuñu lu ñuy xoof wala lu ñuy kii démb la preuve loolu bi mu amee ba sama benn gars laa waxtaanal WhatsApp expliqué ko noonu vite fait xam nga mu ne ma sooy dem xam nga bul dem yow kase quoi te may dem foofu man kase fa dem est-ce que lu ma la wax nii ba léegi nii maa xëy maa ngi koy doog a wax xanaa si presse bi te lu tax ma koy wax pour alerter la voilà pour alerter xoola kilifa yi si réew mi yaa ngi dégg noonu la demee lu munti xew nag man tooñu ma voilà man tey si tey ñëpp ñu ma gën dal seen kaw di wax ngir intérêt Sénégal yàlla def dañuy tase si dëkk bi moom papa moom Wally Seck bi may ñëkk dal si kawam si bi mu solee t-shirt LGBTI bi mais dem naa këram Almadi fi mu dëkkoon noonu 3e étage 2e étage laa waroon dem foofu noonu si suñu benn appartement est-ce que yaa ngi dégg teewul ni ma fa demee gis naa ko fa mu taxaw wax gars yu bëri dama ñëw romb leen dem sama yoon te waxuñu ma dara est-ce que yaa ngi dégg man tey seel képp ku may wax si yow naa tasax yow si dëkk bi te du ma la saaga du ma la tooñ du ma la wax dara est-ce que yaa ngi dégg asamaanax di la songu mais tey si tey saawaay koo munti doon saawaay ba mu fekkee nga ma taxaw nga da ngay ñëw di ma saaga wala nga may songu saawaay xoola ma jaala sama baxan bilaay walaay wa talaay ñun xamuñu sax luy régal saawaay Baye Fall yaa ngi dégg dugal ngeen ko seen bopp yi bu baax da ngeen bàyyi tox yamba ngir yàlla wa rasulullah bàyyi leen tox yamba booy su ma rek bàyyi leen yamba bi dof ngeen ba pare bàyyi leen tox bon bàyyi leen mandi affaire bi du loolu affaire bi xel bu sell nañ soxla da ngeen bàyyi di génn di mbubboo askan bi di génn def seen yëfu dof man la sum waaye di saagat autorité yi di wax lu leen neex fi Sénégal wax sax waratu fi am parce que bërki démoo Ndiaye yéen ne sénégalais yi ñu joxaat Macky Sall 2e mandat kon yéen ñëpp na ngeen booloo ngeen noppi te liggéey yaa ngi dégg looloo am Sénégal quoi ñasa alors vraiment gars yi maa ngi jégalu xëy na sax waxee naa xol quoi mais yaakaar naa ni le message est très bien passé et le message est clair Khalifa rappeur la ak lamiñu askan wi alors vraiment di ñaan yàlla mu saxal ñu si jaam ak salaam saxal jaam ak salaam ak xéwal ak tawfeex ak sutura si Sénégal si barke Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass di ñaan yàlla feebar bi di coronavirus mu gaaw jóge si àdduna bi yëpp jóge Sénégal yasa Khalifa rappeur la aca gaay tous lamiñu askan wi merci beaucoup d'avoir passé beneen jotaay sur la chaîne des leaders Sen Buzz TV